ne dañ koo saccagé ban lecture nga def ci incident boobu nga xam ne xewee na foofu la ci journal boobu. waaw mën nañ jàpp ni d'abord que li xew le journal Les Échos lu ñaaw la d'abord loo xamante ne dañ koy ñaawlu ba fu mu mën a yem lu ñu bett la tamit ndax jàppoon nañ ni Sénégal dépassé nañ foofu defoon nañ ni ndax c'est pas du gulet aussi gis nañ fii ay saccage journaux xawoon na yàgg sax ba defoon l'objet d'un procès et tout. Si vous vous rappelez bien c'était le journal L'As à l'époque boobu ba léegi nag yu mel nii gisatuñ ko ñu jàpp ne nag dañ ko war a ñaawlu ndax luy gàkkal deru Sénégal la ndax tey xëy na ñun amuñu ci benn lecture bi mais tey boo xoolee médias internationaux yëpp ñu ngi wax ñu ngi ne Sénégal nga xamante ni réewum démocratie la supposé ay nit ñëw nañ di jaxase benn journal tey suba rek maa ngi siy jokkoo ak waa CPJ mooy comité de protection des journalistes fële ci New York foofu lañu nekk bien également maa ngi ci woon jokkoo ak waa CAJ mooy confédération des journalistes africains tey suba am na interview yu bëri yu ñu ma bëggoon defloo xëy na nag jot gee ko mayewul woon waaw ay médias étrangers ay médias français notamment ñu ngi intéressé wu ci affaire boobu donc loolu dafa gàkkal deru Sénégal ba pare tamit nekk ak tooñ gu ñu jëmle ci ñun ñi nga xamante ne suñu liggéey nañu def suñu liggéey mooy tas xibaar taataan ko settantal ko joxe ko donc muy loo xamante ne daal lu ñaaw la lu ñu méttitlu la liñ ci mën a noter rek comme lu xaw a positif mooy gis nañ ni corporation bi yëpp jóg nañ taxaw donc solidarité agissante beneen ñaareel bi mooy gis nañ ni gendarmerie ci lu gaaw def nañ seen liggéey. donc loolu mooy élément yi nga xamante ne moom lañ si mën a wax. sànq yaa ngi rappelé les faits di wax ne mbir bi nekkul loo xam ne lu nekkuleet parce que bu ñu remonté aussi à l'histoire yaa ngi cité L'As mais mun ngeen ñu cité aussi incident bu xewoon foofu la au niveau de Walfadjri ñu gis ne aussi des journalistes même sax bu ñu demee ci terrain bi da leen di xoqatal ngir ñu mën a amal seen liggéey nu mu fi waxee tey est-ce que jotul la état bu Sénégal jël problème journalistes yi ngir gën a rek amal liberté de la presse ici au niveau du Sénégal. waaw xam nga yàggul dara sax suñuy naataango yu nekk 7TV am nañ fi ñoom it benn problème boo xamante ne yegge woon nañu ko di seen benn caméraman bu amoon problème ak ay waa Wakaam ay jeunes Wakaam donc dafa nekk lu récurrent effectivement ay violence parce que violence bi bu physique tamit day verbal léeg-léeg nga gis journaliste bi dem sur le terrain ñu naan ko yéen journalistes yi nangam wala nangam effectivement man jàpp naa ni état du Sénégal mooy premier responsable parce que mooy responsable sécurité citoyen yëpp te it moo yor lenge yi donc am na foo xam ne bu ñu fa tolloo bu amee yu xew daf ci war a taxawaay bu dëgër boo xamante ne dina dissuader ñi nga xamante ne dañuy xalaat def lu ni mel mais bu fekkee ni saa bu yu mel ni amee ñu sofantal ko wax ci benn fan ñaari fan ndax Sénégal durée de vie information ñaari fan la maximum jàll ci la ca des boo liggéey xëy na mën na am ñeneen ñoo xamante ne dinañ seen xel dina dem ci ne ñu nañ def naka su dul noonu donc effectivement l'État doit prendre toutes ses responsabilités notamment la justice parce que nit ku boo xam ne da ngaa def lu ne weng ba pare nangu ne maa ko def justice dafa war a dal seen kaw dal boo xamante ni dal bu autorité bu sévère la doon nga xamante ne boo liggéey yu mel ni dootul am. L'État doit prendre ses responsabilités mais yéen au niveau SYNPICS yéen jéego ngeen ci fas yéene amal ngir dakkal mbir boobu parce que dañoo seetlu ne à chaque fois mbir yi bu amee rek ay dénonciation ngay far di def. waaw am na ñuy reprocher loolu il faut d'abord ñu xam lan mooy SYNPICS SYNPICS syndicat la association la donc syndicale dafay am àq ak yelleef lay défendre di défendre les valeurs yi ñuy défendre buñ ko xosee il faut que SYNPICS jóg loolu moom pareeguñu ci di dégg SYNPICS di dénoncer ndax chaque fois que on sentira que laal nañ valeurs yi nga xamante ne mooy liberté d'expression liberté de presse sécurité du journaliste saa buñ ko laalee SYNPICS dafa war a jóg bi muy jóg nag mooy naqarlu ko benn mais bu weesoo naqarlu bi
ñu ngi def ay jéego yoo xamante ne dafa jëm ci yoon mais pour nga def jéego bu jëm ci yoon nag dafa am lu mu laaj dafa laaj ki nga xamante ne moom nañu tooñ directement moom mooy njëkk a def benn jéego jëm ci yoon bu ko defee yow nga mën a ànd ak moom def nekk lu ñu wooyee partie civile mais bu ñu la tooñul directement munoo porter plainte directement donc loolu mooy waral loolu donc heureusement ci cas bii ñuy wax particulièrement ñoom def nañ jéego bi dem nañ gendarmerie def na liggéeyam am na ñu ci jàppagum am na ñu ñuy seet donc dañ leen di accompagner ba processus bi jeex incha allah. voté neen récemment nouveau code de la presse en 2017. non du récemment du récemment loolu koy yàgg na lool. waaw baax na en 2017 waaw mën nañu wax ne aussi récemment la parce que defagul 10 ans. mais dañuy gis ne carrément code boobu ça tarde à se matérialiser yéen au niveau de Synpics yenn pression ngeen mën a def au niveau de l' état central ngir yooyu yu ñu fa kii loi yi ñu fa tëggoon ngir ñu mun ko respecter. xam nga d'abord état bu respecté boppam. du xaar ñu koy tegal ay pression état ay kàngam la ak nit yoo xamante ne dañoo am xam-xam donc waruñu xaar sax ñu leen di teg pression état continuité la bi tey jàpp naa ne fi ñu toll ci suñu Sénégal bii dafa am loi yoo xamante ne pour ñu mën leen a doxal dañuy ànd ak décret d'application fa ñuy tëggee loi bi jamono yi ñuy tëggee loi bi ci yoon. ci nañ war a tëgg décret d'application. léegi lu tax décret d'application boobu noonu duñ ko accompagner. xaaral dama ne principe bi laa lay tegal ba pare bu fekkee ne dañoo bëgg nekk réew mu efficace. réew moo xam ne day dox réew moo xamante ne dara du ko gàllankoor ñu ne dañuy bëgg nekk lu ñuy wax Sénégal émergent du loolu nañ wax. dafa am ay doxalin yoo xamante ne dañ ko war a def mu doon suñu moomeel. mooy par exemple loi boo xamante ne dafa war ànd ak décret. ca jamono ji ñuy tëgg projet de loi bi nañ war a tëgg projet de décret yi nga xamante ne loi bi bu demee assemblée nationale ba ñu voté ko day dellu si ñu promulguer ko publier ko rek bu ñu koy publier war nañ ko mën a boole waale ak décret yi muy àndal ndax mu mën a am njëriñ parce que bu fekkee dañ ne loi mooy li nga xamante ne moo ñëpp ci nañuy tënku tey jamono ji ñuy wax nii képp ku yëngu ci wàllu média muy ki bëgg a ubbi média muy ki liggéey ci biir média muy ki war a surveiller média yi li ñuy def ndax média yi tamit du ñu ne rek def lu neex muy lépp daal ñëpp ñu ci muy ñi andi koom ci média ak ñi ci uti koom ak yëpp ñooñu ñëpp loi boobu moo leen tënk loi boo xamante ni 2017 maanaam ñetti at ci ginnaaw ba léegi juin nañ ko voté juillet ñu promulgué ko 2017 ñetti at loi bi mënut a nekk. ce qui fait que tey Sénégal bu ñu waxante dëgg amul presse bi amuñu loi bu leen régir. donc loolu mun nañoo wax ne est-ce que nekk aussi benn volonté politique te ñu moo si manqué. waaw non dama la bëgg xam rek ne fu mu nekk nii lu waay neex def ndax loi ba fa njëkkoon na ne far nañ ko li ko far mooy voté nañ loi bu bees promulgué nañ loi bu bees publier nañ loi bu bees dès lors que ñu publier loi bu bees rek loi bees boobu moo war a dox. mais loi bu bees boobu décret yi ko war a mën a jëmmal pour mu mën a dox décret yi jëluñu ko ñu jël loi bi daf ko ci tiroir ñetti at loolu dafay wundu ni ci man ci sama gis-gis dafay wundu ni joxe bopp rocce làmmiñ la pour man autorités yi ñoo buggul loi bi ñu doxal ko. léegi waaye Synpics yéen ba lan mooy seen taxawaay par rapport à suñu taxawaay weesuwul lu dul di pëgg table bi nañ loi bi nañ ko appliquer saa bu ñu amee occasion def nañ ko dem nañ ba ci njiitu réew mi le 1er mai def suñu discours ne ko monsieur le président rappelé ko ne loi bi voté nañ ko yàgg na ba léegi amagul décret mu gestu ay jëwriñam jox leen ay ndigal en direct ne leen loi bi dama bëgg ngeen andi ma décret yi dans les meilleurs délais boobu léegi mat ñaari at xam nga man foofu laay waxee li may wax mooy il faut ñu bàyyi dafa mel ni réew mi quelque part ci yenn niveau yi gars yi dañuy caaxaan te loolu dafa am impact parce que lépp loo mën a laaj tey rek lu jëm ci wàllum tasum xibaar ci loi boobu la faru donc bu fekkee ne doxaluñ ko effectivement mooy dañuy gàllankoor profession bi secteur bi moom la ñuy gàllankoor de façon générale.
si gàllankoor profession boobu noonu est-ce que aussi ñun journalistes yi waruñu am benn taxawaay bu ñu am par rapport ak crédibilité information yu ñu joxe. parce que gis nañ ne fu mu toll nii avec l'avènement des nouveaux médias nga xam ne sites yeeg ak télévision yi nga xam ne mu ngi pousser un peu partout da ngay gis ne aussi on assiste benn démocratisation de l'information yoo xam ne des fois tamit mun nañu dut baaraam aussi. non, démocratisation de l'information du léegi la tàmbali du yàgg la li ñu mën a wax kay tey mooy massification des sources d'information léegi question beneen bi nga ci war a poser mooy ndax lépp lu génnee ci way xarañte yooyu ndax information la parce que ni muy génnee information di ko ful muy lu loo xamante ne ñëpp dañ ciy teg bët di yokk jotale bi noonee lay fule lu ñu woowe fausse information ak fake news moo tax ñu war ci tey war ci def ndànk dama lay wax jox ñaari misaal rek ñaari poñ bu njëkk bi mooy Sénégal tey bu ñu la waxee ñaata site d'information ñoo fi nekk xamuloo ko mais loolu ak démocratie ñoo ànd ak àdduna bi ni muy doxee tamit noonu la boo demee France dem États-Unis dem feneen noonu la demee. mais est-ce que ñoom culture bu ñu am par rapport à l'information ñun Sénégalais yi am nañ ko aussi. parce que léegi da ngay gis ne sax yenn télé yi dañuy am benn message bi naan boo amee vidéo wala nga assister benn événement sànni leen ñu ko loolu tamit bu dem bu ku nekk day jël portable am di filmer lu mu waxta filmer aussi est-ce que ñun am nañ benn éducation pour mën a discerner li leen war a génne ak li leen waxatu génne aussi. waaw balaa ñu yeggi foofu. ma revenir si lu ma doon njëkk wax. mooy que ni jamono moo dox. way jumtukaay xarañte yi di dox. ba tey ku ci ne. ci ñun am nga sañ-sañu nekk pourvoyeur d'information mais loolu taxul rôle journaliste bi ak rôle média yi war a changer au contraire segg bi léegi la war a gën a am doole télévision yooyu nga wax ne ku am kii nañ ma ko yónnee mën na nekk parce que boo demee ci yeneen réew nit ñi dañ koy def dañuy film fekke benn affaire parce que télé bu mu mënti doon fi télé bi fa ëpp doole fii Sénégal RTS la tudd RTS mënta teew ci Sénégal gépp koñ yëpp kër yëpp quartier yëpp en même temps mënta ne donc comme dem nañ ba jamono évolué nga xamante ne mën ngaa filmer sa téléphone yónnee loolu man gisuma ci lu bon li ci bon rek mooy lu ñu filmer yónnee la nga génnee lu ñu filmer yónnee la war nga xool ndax lu wér la war nga ko seetantal war nga xool ndax am na information wala du information est-ce que am na plus-value est-ce que am na valeur parce que bu ñu gisee ñaari taximan yuy xeex ci mbedd mi gars yi filmer ko dégg gis naa ni dem moo wër ci réseaux sociaux yi ñu mais gisuma benn chaîne télévision wane ko au moins foofu mën nañu woon ni gars yi bon ñu ngi seetantal quoi bon la ñu gis ñaari boy yu football xam nga yooyu doy information mën na xew-xew la nag mais xew-xew ak xibaar dafa am différence différence boobu ñun ñi nga xamante ni dañuy liggéey ci wàllu média dañu tàggat pour ñu mun a xam différence entre xew-xew ak xibaar